maa ngi nuyu d'abord sama mbokk journalistes yi nga xam ne nii def nañu déplacement pour ñëw couvrir conférence de presse bi nga xam ne ni tey ñu ngi koy organiser pour waxtaanee initiative bu ñuy wax REDAC mooy Ramadan Expo Dakar waaye ñu may ma tuuti rek ci turu président du conseil d'administration bu CICES ak personnel bi nga xam ne ni tey ñoo nekk ak ñun ñu nekk samay collaborateurs ñu ñaanal sunuy gaynde yi nga xam ne nii wax dëgg yàlla ñu ngi ci Cameroun di fa def ay jéego yu am solo di waajal final bi d'abord ñu leen di féliciter di leen encourager ci turu président de la République Macky Sall di leen ñaanal yàlla may leen ndam yàlla may Sénégal ndam parce que ndam boobu la ñun ñëpp soxla kon loolu bëggoon naa ko commencer d'abord ci propos bi. dañu wax CICES bu bees CICES bu bees mooy la mooy CICES fay xool jamono lépp loo xam ne ni askan bi soxla na ko ñoom ñu ñëw taxawu ci loolu ci mission bi nga xam mission CICES mooy expansion économique du Sénégal ci secteur yépp maanaam di organiser ay salon ak i foire ba nga xam ne ni askan bi lu ñu bëgg ñu fekk ci leen ci loolu répondre ci seen ñu ne nañu indi lu ñuy wax Ramadan Expo Dakar REDAC boobu weer boo xam ne ni weeru solidarité la weeru jàppalante la weeru jaamu yàlla la gën a jaamu yàlla bokk loolu tax ñu ne mission bi nga xam ne ni président dénk nañu ko maanaam ñuy def ay exposition ci jamono yu weeru koor def exposition vente loolu mooy lan mooy képp koo xam ne ni opérateur économique sénégalais ngay yëngatu ci produit halal produit boo xam ne ni sénégalais yi jullit yi dañ koy soxla ci weeru koor na nga ñëw ci CICES ñu jox la espace nga exposer ko te doo fay lu dul 250 000 francs rek fayoo ndox fayoo courant sécurité bi fayloo ko ñun ñëpp ñun ñoo koy jël en charge yow na nga ñëw fay sa 250 000 ñu teg la nga liggéey nga jaay li nga xam ne ni jullit yi dañ koy soxla ci weeru koor maa ngi gis ay tàndarma boucherie yàpp bi ustensiles yi bool yi rafet yi sunu soxna yi dañ koy soxla ak yeneen yooyu yëpp incha allah ku ñëw weeru koor fii ci CICES di nga ko fi fekk kon du ñu yem ci exposition vente kese waaye dinañu seeti këru diine yi ndaxte Sénégal l'islaamu Sénégal ci diine yi këru diine yi lañ ko gën a dëgëral loolu tax dinañu seeti këru diine yi pour ñu organiser ay conférences religieuses pour ñu organiser ay récital de Coran waaye dina am ay forum business halal ndëgam weeru koor weeru yërmande la weeru jàppante la dinañu organiser ay ndogu yoo xam ne ni képp ku ñëw nga visiter ko képp ku fi nekk daal waxtu ndogu bu jotee ñu jox la nga ndogu loolu ak ay soins de santé ñi am feebaru bëñ feebaru bët ñooñu yépp incha allah bu ñu ñëwee dinañ ko fi fekk waaye di wax ni dafa am produit yoo xam ne ni sénégalais yi yooyu la ñu xam lu mel ni FIDAK la foire internationale de Dakar mais ñun dañu jàpp ni produit yi bari yor nañ ko te askan bi war nañ ko xam moo tax tey ñuy waxtaanee Ramadan
Expo Dakar loolu buñ ko indee c'est pour que ñu répondre aux attentes légitimes du grand public pour ñu contribuer vraiment à l'atteinte des objectifs du secteur du commerce du loo xam ne ñun dañ ko inventé déedéet ndaxte dafay xew feneen ba ñu yegsee dañu wër dem seeti yeneen réew xool lépp loo xam ne ñu ngi koy def lu baax boobu ñu indi ko Sénégal kon boo demee ci réew yu mel ni Algérie réew yu mel ni Maroc ñoom dañuy organiser seen Ramadan Expo waaye guddi lañ ko faral di def ñun ñu jàpp ni première expérience boo ko bëggee def Sénégal ci guddi leerul daal nañ ko commencé gum 11h ci suba yóbbu ko ba 20h bu week-end bi jotee muy vendredi samedi dimanche ñu commencé ko 11h yóbbu ko bu 22h waaye incha allah ku fi ñëw di nga fekk secteur yépp wala secteur yu bari yu nekk ci agroalimentaire yu nekk ci vaisselerie mooy vaisselle yi maroquinerie dàll yi dàll ngaay war nañ ko fi fekk bijoutier yi décoration intérieure kër parce que bu weeru koor jotee ñu war a dem korité soxla nañu gën a décorer waat defaraat kër yi ñu bari suñu soxna yi dañ koy def nañu ko taaral kër gi parce que gan yi dañuy ñëw donc daal weeru koor lépp lu muy laaj ñun dinañ ci taxaw seeti nañu ay ambassade yu mel ni Algérie nangu nañu ànd ak ñoom ak ñun parrainé lu mel nii incha allah kon dinañ ko organiser du 29 mars au 24 avril lu tax loolu ndaxte ñi war a ñëw def seen exposition dañuy jaay war nañu installé wu te ñoom bu ñuy ñëw ñun déjà def nañu installation yi mais ñoom dinañ apporter seeni modification pour que ku ñëw mën leen ràññee loolu nag buy am dina jël ay ñeenti fan loolu moo tax ñu koy organiser une semaine wala ñeenti fan 5 jours avant weeru koor parce que weeru koor bi incha allah jàpp nañ ni bu dul le premier le 2 du romb le 3 moo tax ñun ñu ne dinañ ko organiser au moins 5 jours avant weeru koor nga xam ne nit ñi dinañ ñëw préparer wu toog xaar clients yi waaye ñu yóbbu ko ba le 24 avril ba nga xam ne ni bu jeexee une semaine ku nekk di nga mën a dellu fi nga jóge woon préparer sa korité kon produits yi nga xam ne ni tubaab bi di wax les produits prisés par les ménages durant le mois sacré du Ramadan donc wax naa ko léegi dina am exposition vente dina am forum sur le business halal lu lew rek lañ fiy jaay lu lew rek lañ fiy jënd tamit da lekki ko lu lew rek la ñuy gis ak te baax kon dina am exposition vente dina am forum sur le business halal ay séance de récital de Coran weeru koor mois de pénitence ñu gën a farlu ci jàng alxuraan loolu aussi dinañ ko fi gis moo tax këru diine yépp am nañ ci seen wàll dinañu seeti kër diine yi jégal leen bés boo xam ne ni ñoom ñooy ñëw waxtaane lislaam waxtaane kilifa diine taxawaay yi ñu amoon ci lislaam kon yaakaar naa ni loolu am na solo te dinañu gis jàpp ni weeru koor weeru jàppalante la weeru solidarité la moo tax képp koo xam ne da nga am jafe-jafe ci wàllu santé ci bëñ ci bët dinañu jël ay dispositions pour que ku ñëw ñu defal la consultation gratuite dina am ay ndogu yooyu faale ni bu ñu ñëwee dinañ ci gis seen bopp ndogu bu bari bu ñu ñëwee dinañu lekk dinañu vraiment dinañ ci gis seen bopp waaw dinañu xewalu bu baax
donc di wax ni CICES parc d'exposition et de congrès donc dinañ gis ñaari fànn yooyu exposition maanaam ñuy def exposé di vente mais congrès mooy wàllu culture bi aussi il faut que ñu wone la culture sénégalaise loolu tax dinañu seeti sunu artisans yi nga xam ne dañu nekk ci couture bi ñëw également di wone li nga xam ne ni produit sénégalais la ñu war a dem ci lu ñuy wax ay défilé de mode loolu yépp prévoir nañ ko te yaakaar naa ni édition bi sénégalais yi dinañ ko gis sénégalais yi dinañ ko bëgg parce que dafa nekk mbir boo xam ne du mbiru CICES kese mbiru Sénégal la looloo tax ñu jàpp ni c'est un rendez-vous économique international parce que dina am ay gan yoo xam ne ni dinañu ñëw participer lu mel ni Algérie wax nañ ko ambassade Algérie nangu na nekk parrain événement bi kon loolu aussi nañ ko saluer bu baax a baax a baax kon di wax ni luñ siy jublu rekk mooy produit sénégalais yi potentialité économique Sénégal su jamono yi weeru koor ñu gën ko wone parce que loolu dina créer ay opportunités d'affaires dina am ay gan yoo xam ne dinañ fi ñëw gis loo xam ne ni sunu femme transformatrice yi indi nañ ko loo xam ne ni produit xalal la te soxla nañ ko amul ñoom seen réew war nañ mën a ñëw lëkkaloo ak sunu opérateur économique yooyu fexe ba yóbbu ko seen réew kon exposant bu ne dinañu jóge ci région yi ñëw oui parce que waxtaane nañ ko avec l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal waxtaane nañ ko avec yeneen structure yu mel ni UNACOIS ñu profiter au passage remercier UNACOIS bi nga xam ne ni ren ñoom ñoo jël produit Malaw d'or jox ko le CICES mais pas le directeur général CICES lañ ko jox ci feuille de route bu bees bi ñu am ci taxawaay bu ñu am jàpp ni war nañ mën a doon ay partenaires donc lu mel ni UNACOIS lu mel ni ASCODEM nekk également association de commerçants ñooñu yëpp dinañu ñëw dugal ci seen loxo parce que ñun ñoom la ñuy liggéeyal pour xool askanu Sénégal li ñu soxla ñu nekk ci te nekk ci mooy suñu mission tey mooy l'exposition def ay exposition vente fexe ba wone li nga xam ne Sénégal am na ko comme produit ci fànn yépp donc loolu di wax ni incha allah buñ koy def dinañu def ay stand de 9 mètres carrés stand de 9 mètres carrés képp ku nekk opérateur économique képp ku mu intéressé boo ñëwee nga fay 250 000 ñun ñoo lay régler mettre en place lépp li nga soxla doo fay courant doo fay ndox sécurité bi lépp incha allah dinañ ko jël en charge donc di rappeler rek que programme bi 11h lañ koy def 11h ba 20h du lundi au jeudi bu altine ba alxamis def ko 11h kii waaye bu ñu duggee ci week-end bi vendredi samedi ak dimanche dinañ ko yóbbu ba 22h kon nit ñi bu ñu ndogoo ba pare war nañ mën a am jàpp forme ñëw en 1 heure de temps 2 heures de temps dugg jënd lu ñuy jënd préparer seen weeru koor bi beneen lendemain bi donc loolu laa amoon pour wax di remercier encore une fois question bi question bu am solo d'abord Ramadan Expo Dakar boo ko waxee ñu bari dinañ ne lii lu bees la waaye dañu jàpp ne ñun CICES bu bees CICES boo xam ne ni taxawaayam mooy xool li askan bi bëgg ñu nekk ci pour répondre ci suñu mission bi nga xam ne ni président Macky Sall moom la ñu dénk loolu tax ba nga waxee 250 000 mën a ci rekk ak tuuti néew na waaye weer bu ñu jëm muy weeru koor weeru jàppalante weeru solidarité kon exposants yi
ñenn yi wa dañuy wax ni prix dafa cher waaye bu ñu xoolee lii nga xam ne mooy nekk ci yeneen réew ñoom ñu ngi jaay mètre carré 55 000 Sénégal mètre carré ci FIDAK la ñu wax 45 000 lay jar waaye nekkuñu FIDAK beneen initiative la boobu kat initiative weeru koor solidarité ñu ne nañ ko def 250 000 loolu mooy tax ñun ñu mën a prendre en charge yenn jafe-jafe lu mel ni électricité yu mel ni ndox bi sécurité bi loolu yëpp ci loolu lañ koy jëlee parce que ñun 80% suñu budget état bi joxuñu ko de état bi 20% la ñu jox c'est normal parce que ñun dañu nekk dans l'événementiel économique il faut que ñu organiser parc d'exposition et de congrès ñuy def ay exposition ñuy def ay congrès ay manifestation yi nag yooyu yëpp c'est à but lucratif nit ñi dañuy ñëw fay ñu mën ko organiser loolu tax képp ku ñëw ci manifestation bi weeru koor bi nga xam ne dinañ ko organiser 24 29 mars jëmee ko ba le 24 avril une semaine wala 5 jours avant weeru koor bi ak une semaine balaa korité bi di ñëw ku ñëw 11h ba 20h lundi ba jeudi waaye vendredi ajjuma ba dimanche mën nga ndogu faale ni bu ñu bëggee ñëw parce que ndogu am na fi bu ñëwee ñu jox leen ñu lekk ñu gis ci seen bopp ñu xéwalu bu baax loolu solidarité boobu ku ñëw parce que entrée gratuite boobu dafa bokk ci solidarité bi ku ñëw doo fay boo duggee nga jënd nga ñibbi bu ngoon jotee nga ñëwaat nga ndogu waaye dina am ay récital de Coran dina am ay kilifa diine yëpp dinañ leen woo dinañ leen seeti te loolu wax naa ko le secrétaire général ñu ngi travailler sur benn programme de visite aux familles religieuses yu Sénégal xamal na ni weer bi kilifa diine bu ne këru diine bu ne dinañ la jox bés boo xam ne di nga ñëw organiser conférence wax taxawaayu këru diine boobu ci l'islam loolu am na solo kon loolu laa mënoon wax ci boobu mais FIDAK bi dañu waxoon ni dañ koy organiser du 6 au 20 prolongation moom amatul parce que ñu bari dañuy wax ni foire boo demee bul teel a dem bàyyi dinañ ko prolonger loolu ko doon wax yaa ngi nax sa bopp amatul le 6 la ñu waxoon dinañ ko jeexal le 20 def nañ ko waaye boo xoolee mois de décembre organiser nañ fii la foire des jouets n'est-ce pas EG décembre xale yi dañuy bëgg a foo mais ñu organiser nañ ko fi waaye la foire des affaires des bonnes affaires kon dañu organiser suñu foire du 6 au 20 waaye dañu waroon organiser ak ministère bi lu ñuy wax le mois du consommé local boo xam ne ni 23 la woon ba le 7 waaye ñi koy propose ñi fay nekk acteurs yi exposants yi ñooy nekkoon ci foire bi au lieu ñuy dem di dellusiwaat ñu ne leen toog leen te loolu wax dëgg yàlla sama directeur commercial bi ak sama financier yi tey gis nañ ni ak charge yi électricité courant ndox tout ça daanaka bénéfice yëpp foofu la dem souvent damay toog di taquiner ma ne le CICES travaille pour la Sénélec et pour SDE lépp lu ñu liggéey fay nañ ko ndox ak courant kon di wax ni looloo tax vous allez voir que on cherche des solutions la question de l'eau bientôt va être un vieux souvenir on va régler ça te Inch'Allah c'est réglé à 97%. dañ doon fay ndox dootuñu fayati ndox wut nañ pexe courant nag dinañu wut pexe parce que li ñu bëgg mooy relever le défi financier fii laay tooñ sama collaborateurs yi les salaires sont mauvais au CICES je les taquine fii ngay gis un directeur qui n'a même pas 1 million ils n'ont rien parce que tout simplement il faut qu'on travaille bu ñu liggéeyee diversifier les activités booster le taux d'occupation et de fréquentation dinañu relever le niveau financier de la maison bu boobaa dinañ mën a xoolaat délai donc
foire 2021 29e édition réussite totale waaye seule l'œuvre humaine n'est jamais parfaite doomu aadama lépp loo def xamal ni am na lu des looloo tax ñu ngi waajal lu ñuy wax ay assemblée générale ak exposants yi pour laaj leen lal moo doxul ci 29e édition bi lii dox intéressé wu ma lii doxul moo ma intéressé lii doxul moo ñu intéressé pour ñu xool naka la ñu mën a apporter encore des solutions te loolu moo am solo